mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar ñëpp nag ci bis bi xam ngeen ne kooru jullit yi macha allah dana commencer dans quelques instants bu ko defee ñu ñaan yàlla dugg ci bisimilah rahmaani rahim jeexal ko ak alhamdulilah rabil alamina waaye nag mbokk yi xam ngeen ne na ko RTS 2 daan ko faral di defee mooy dinañ am ay émission yu am solo yu nga xamante ne bi danañu wax ci ramadan bi danañu wax daal vraiment ci lépp lu nga xamante ne bi dafa jëm ci l'islam bi pour accompagner leen waaye tamit ak yeneen programme mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di leen fàttali nag ne yéen a ngi ñuy jot ci canal 5 bu TNT kon nag tey dañuy ñëw ak madame Awa Ndoye Diop ci éducation et civisme bu nga xamante ne bi dafay coller à l'actualité maa ngi koy wax sànq koor gi mbokk yi léegi mu démarré bu ko defee mu ñëw ak ñun ci éducation religieuse ci biir enseignement gis ngeen sax moom démarré na li nga xamante ne bi moom mooy koor gi parce que dañu ñaan jigéen ñëpp ñu fas yéene muuru te xam naa ne man mi tamit di ngeen ma gis ba ca kanamee ci beneen anam mbokk yi bu ñu jógee ci loolu daal di ñëw ak yéen nag justement ci hijab du jour bi nga xamante ne bi dinañu def démonstration en live incha allah di ngeen gis ne defe naa ne madame Awa Ndoye Diop du moom rek la hijab bi jàpp ba ca kanamee mbokk yi bu ñu jógee ci loolu nag dañuy ñëw ak yéen ci invité du jour xam ngeen ne saa su ne tonton Lamine Ndiaye dafay ñëw ak ñun ci ay invité yu nga xamante ne bi jar na ñu fësal leen bu baax a baax tey nag dañuy ànd ak madame Khady Mangone Ndiaye bu ca kanamee moom ak xalam katam ci émission bi waaye nag dañuy am mbégte lool mbokk yi di am invité bu mag bu nga xamante ne bi danañ seq ak moom bu ca kanamee waxtaan bu yaatu muy oustaz Malick Sow waaye leen rek ma ci jaaxal mooy que saween yi dama leen di ñaan bu koor gi ñëwee ñoom ñëpp nañu jéem a nag woor bu baax a baax mbokk yi ma dem régie dellu si waat waaw saa su ne nag dañuy kontaan mbokk yi di feggoog madame Awa Ndoye Diop parce que nag wax dëgg yàlla lu mu ñuy indil ci éducation et civisme dafay am solo lool ci ñun tey nag xam ngeen ne actualité bi sànq maa ngi koy wax ci koor gi dañuy ñëw ci éducation religieuse ci li nga xamante ne moom mooy enseignement waaye moom sax dafa mel ne daf koo door ñu defal ko hijab bu rafet madame Awa Ndoye Diop ñoo ngi lay nuyu en tout cas daal macha allah jàpp nañ la. gis nga jàpp na la trop. macha allah magnifique dootuma ko dindi. merci beaucoup Yaxam maa ngi lay nuyu. di la ziar si àjjuma ji mais aussi si koor gi ñu jëm di la ñaanal koorum jàmm amiin ñu bokk ñu ko si jàmm te jeexal ko si jàmm bu soobee sunu borom bi di remercier aussi sunu imam professeur imam Malick Sow xam na ni que jot bi amul waaye nangu na ñëw tey teewal ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu tamit Mangone damay dindi xadi bi Mangone di la nuyu di la ziar di nuyu sama partenaire aussi tonton Lamine waaw tey thème bi mi ngi nekk enseignement religieux dans l'éducation te bu ñuy wax éducation bi mooy éducation religieuse ci biir enseignement bi parce que Olof Ndiaye dafay faral di wax naan nit ki boo ko bëggee yar da nga koy jaar ci li mu gëm te tout le temps dañuy wax perte des valeurs te quoi qu'on puisse dire dañ nekk ci dëkk boo xamante ni 5% chrétiens 95% musulmans donc même bu ñuy wax parité am nañu suñu base moom mooy suñu diine te même buñ koy élargir ci continent africain bi yëpp mën nañu wax ni que continent la boo xamante ni c'est relativement religieux donc ñu jéem a xool aussi ak oustaz naka la ñu mën a jëlee foofu tamit ay éléments yu bari pour jéem ko dugal ci biir éducation bi surtout ci biir école yi pour mën a soppiwaat jikko yi parce que instant bi ñun ñëpp ay solution la ñuy wut ndax pour mën a gën a yar gën a mën a teg ci yoon siraatal mustaqiim mu nekk lu am solo waaye nag mbokk yi dañuy kontaan nag saa su ne di feggoo ak tonton Lamine Ndiaye xam naa ne ak yéen i tamit yéen ñëpp ñi ngi ñaan vraiment yàlla def jàmm ci weeru koor bi nga xamante ne bi mbokk yi ñoo ngi ci jëm moom itam di ko ñaanal ak njabootam yëm dugg ci bismillahi rahmaani rahim mu jeex ak alhamdulillahi rabbil alamin waaye tonton dafa fekk na ci bis bi saa su ne da nga ñu indil ay invité yu nga xamante ne bi dafa am lu bëri lu nga xamante ne bi dañ koy fàttaliku léeg-léeg ci seeni waajur tey nag nga indi Khady Mangone bu ñu waxee Khady Mangone ciy feeñ mu nekkoon moom itamit ku màgg ci wàllu aar bi waaw ci wàllu aar bi en tout cas ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un plaisir jërëjëf yaa xam man nag dama indi sama fetalu nuyoo fas yéene fetal nag téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun ak nuyoo yooyu gannaaw ba nga xam ne nii tibb naa li ñuy éew nuyu leen d'abord ma ñëw rek ci ñi nga xam ne nii àjjuma ju nekk dañuy jàkkaarloog ñoom te ñu am lu ñu warloog ñoom di leen ñaanal yàlla
bu ci kanamee daañu dugg nag ci mbir mi. mu gën koo yaatal incha allah ñu ngi lay gërëm di la sant waaye nag di nuyu bu baax a baax Khady Mangone Ndiaye di la dalal ci plateau bi di kontaan vraiment ci sa teewaay fii ci RTS 2 xam naa ne ba ci kanamee dana am nu ñu def ak yow incha allah. dëgg la yaa xam jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu ñu ma bokkal plateau bi. di kontaan ci invitation bi tonton Lamine invité ma fa tubarkalla macha allah di nuyu téléspectateur de RTS 2 yëpp maa ngi leen di nuyu donc di kontaan ci dalal bi waaw très bien dinañ la retrouver dans quelques instants waaye mbokk yi dañuy kontaan lool ci teewaayu oustaz Malick Sow oustaz ñoo ngi lay nuyu di kontaan wax dëgg yàlla ci sa teewaay parce que defe naa ne muy téléspectateurs yi di ñun ñi waxtaan ba ñu war a seq ak yow ba ca kanamee day nekk waxtaan bu am solo waaye yow tamit maa ngi lay ñaanal kooru jàmm yow ak sa njaboot yëpp di kontaan vraiment ci déplacement surtout nag ci bés bu toll nii macha allah yaa xam ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di awa Adja Awa Ndoye tabarakallah ak Mouhamadou Lamine di nuyu Khady Mangone tabarakallah ak ñi nga xam ne ñooy jàkkaarlu ñun ñëpp di am mbégte ci tabarakallahu teewaay bi nga xam ne teew nañ ko fii ci plateau bi ak it di ñaan buur bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla may dégg ak topp ba lépp lu ñu ci wax rek mu nekk loo xam ne tabarakallah nit ñi dinañ ci kontaan. très bien alors laata nag may xuus nag ci émission bi parce que dafa fekk ne dafa am ay at yu nga xamante ne bi am na ay raaya yu mag yoo amoon fële ca Médina parce que c'est vrai que ak média yi gis nañ ne que am na benn sénégalais bu nga xamante ne bi recevoir oon nañ ko fii vraiment mu jël raaya bu mag ci wàllu alxuraan waaye yow fekk na jël nga ko ci atu 1979 mu nekk lu yàgg lool ak yeneen yu nga xamante ne bëgg naa nga ñëw ci rapidement waaw te ñuy sant yàlla buur bi subhanahu wa taala ndax man maa ngi jàngee al madinatu munawwara ca rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci université bu ñuy wax al jaamia al islamia bi madinatu munawwara fa la jàngee sama papa bu ñuy wax alxaaji Omar Sow moo ma fa yóbbu gannaaw bi nga xam ne jàng naa lu gën a bëri ci xam-xam yi fii ci at moomu nag dañoo xam nga comme ni ñu koy defee concours alquran boobu xam ne dañu ko def ci Makka dañuy woo ci dëkk Afrique yi ñuy ñëw foofu pour ñu seet kan moo ci mën a jàng gën a mën a jàng alquran bi ñu yónnee ci Sénégal nag Sénégal tardé ñu ñëw suñu université ñu jël ci man ak Mohamed Niass bi ñu jëlee nag ñu dem foofu nekk ba ci concours ba nag ca la ma ci yàlla may ma dox ko ca ñañ tànn tabarakallahu mu bokk ca la ñu gën a la nga xam ne moom lañ ñu neexalee moo ma gën a choqué moo ma gën a kontaan la moo ma tax mu gën a bég maanaam nit ki bu demee Makka da ngay doon président wala nga doon nit koo xam ne ku fonk la dañ lay ubbil Kaaba ga loolu la ñuy defal dañ ñëw ubbil Kaaba ga ñu dugg ci biir bi ma duggee ci biir Kaaba gi dama xaw ma lan la war a def ndax kontaan ak mbégte ñu waxati loolu ñu génn ñu jël mètre ci Kaaba gi mètre bi nga xam ne moo la ñu muree Kaaba gi ñu ko wax giswatul Kaaba ñu jox ñu kenn ku ca mètre jox ñu benn kaamil kon loolu li muy tegtale mooy alquran ji nga xam ne moom de borom bi subhanahu wa taala wàccee ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu waxoon ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di mooy bàyyee naa leen loo xam ne su ngeen ci jàppee du ngeen réer te seen lépp dana baax tamit alquran kon alquran googu il faut ñu dellu ci dëgg la en tout cas sànq ñoo ngi ciy waxtaan parce que nag ci télé la ñu nekk am nga ci mètre man daal nee naa téléspectateur man danaa la seet si te mètre googu man tam bëgg naa cee am bu dee lu toll nii sax en tout cas ñi ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci sa teewaay mbokk yi no xuus nag ci émission bi ñëw ak yéen ci éducation et civisme ànd ci ak madame Awa Ndoye Diop mi ngi koy wax mu ne éducation religieuse ci biir enseignement mbokk yi ñu dem xool lan lañu ci indil dellu waxtaan si yar bi suñu borom bëgg yàlla bëgg yonent bëgg ko suñu mag ñu baax ñu bëgg ko mooy yar leen ci jikko ju rafet ndax nit boo ko dee yar da nga koy yar ci jikko ju rafet ndax jikko ju rafet ci la ñuy nawee nit ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko suñu borom bi tagg dana ko wax innaka la ala xuluqil asim yow sa jikko ji dafa rafet mais yërewu ko nag ci ay Abdullahi mooy ca baay Aminata mooy ca yaay nangam gàddaay nga ndaw loolu jikko ju rafet daal la ko yoree moo tax may ñaan daal suñu borom ñun éducation bi ñu yoree ndaw ñi si jikko ju rafet. waaw éducation globalement bon li ci diine wax yaakaar naa loolu sunu yonent moo nu ko jàngal alxuraan saa boo ci demee da nga ciy fekk maanaam système bi nga xam ni ci la doomu aadama mën a dundee ci société am ci anam bi nga xam ni anam bu normal la saa boo xoolee nag sunu réew fii ñu nekk muy Sénégal dañu gën a favoriser doo xoolee éducation bi nga xam ni moom la ñu nasaraan indil ba bàyyi bi nga xam ni moom la ñu diine indil parce que du fekkee civisme bi ni jàngale la fii ci Sénégal alxuraan wax na ko ba ci saa bu fekkee ni sax masalan rek yaa ngi seet si nit ci këram alxuraan moo la njëkk a wax ne la na nga fëgg ñetti yoon
bu fekkee wax na la duggal nga dugg bu fekkee wax na la ñu la bul dugg mu ne na nga delluwaat loolu doo xoolee système boobu noonu da nga koy gis ci nasaraan ñu jàpp ni civilisation boobu noonu ñu nasaraan indil moom mooy bi nga xam ne moom mooy bi gën ba ci sa dëkkandoo bi nga xam ne war nga mën a dëkk ak moom ci anam bi gën a normal loolu yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo nu ko jàngal ci na nga ko jàppee ni sa bopp lépp loo bëgg ñu def la ko na nga ko def waaye lépp loo bëggul ñu def la ko rek na nga ko moytuloo yaakaar naa saa bu tënkoowul noonu ci dëkkandoo ak maanaam yarin bi nu yonent bi alayhi salaatu salaam indil ci formation bi nga war a def ndaw à bas âge ci jàngal ko nan lay lekkee jàngal ko kan mooy boromam kan mooy yonentam comportement bi war a am ci góor ak ci jigéen. loolu moom war nañ ci defaat ay jéego bu baax a baax ndax éducation bi léegi ci xale yi dafa manqué yar bi dafa manqué trop yar zéro léegi Sénégal boo dee xool te loolu war nañu delluwaat ci ginnaaw li nga xamante ni moom la fi suñu maam yi bàyyi woon parce que Sénégal dañoo am ay références yoo xamante ni bon waruñu ko mën a jëgaane fenn bu dee ci wàllu diine bi am nañ fi ay kilifa yu baax yoo xamante ni tey jii nii war nañu fan la ñuy teg suñu tànk kon ñun ci wàllu éducation moom waruñu woon jaaxal mais mooy suñu problème daal boo dee xool parce que xale yi amatuñu yar xàmmeetuñu seen moromu papa xàmmeetuñu seen moromu yaay foo dem daal fekk ko fa wàllu indiscipline bi moom mi ngi partout léegi. jàng école yi ak jàng Quraan yi Sénégal macha allah ay doomi julli la Sénégal réew julli la réew julli nag li njëkk balaa ngay xam yàlla balaa ngay jaam yàlla nga xam ko dañu war a jàng alquran bu baax gannaaw loolu nag nit ñi jàngee fi ay français loolu tamit daa baax parce que réew xam-xam moo ko tey xam-xam moo tey réew il faut jàng xam-xam quran jàng français jàng arab jàng tous les xam-xam xam-xam yi nag ñu jaamoo ko yàlla ñu jaarloo ko fu ma ko war a jaar ñu def ko li ma ko war a def. waaw ñu ngi gërëm Awa Ndao Diop vraiment ci témoignage yi ñu am waaye nag dafa fekk ne éducation religieuse ci fànn yëpp la parce que dañu ne Sénégal dañ ko bokk ak chrétiens yi te ñoom i tamit am na façon bu nga xamante ne bi ñoo ngi koy wëyal en tout cas ñu ngi lay gërëm ci vraiment ñi nga xamante ne bi intervenir nañu mu nekk nag sujet bu am solo parce que ñoo ngi koy wax pour rafetalaat jikko yi ak defar leneen ak leneen yaakaar naa ne bu ñu ko jaaralee foofu on a tout ce qu'il nous faut. waaw tey moom li ñuy wax naan dungu ne du teew ñuy nataal oustaz mi ngi fii dinañu gën a mën a xuusal si lii nga xamante ni moom mooy suñu orientation ñuy remercier aussi suñu mbokk catholique yi nga xamante ni jotoon nañ leen a déglu ñoom tamit ñu wax mu méngoog tamit lii ñu wax fii nii si interview bi parce que bu ñuy wax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te ku ci nekk am nga façon boo ci yaree boo xamante ni dañuy commencer si base bi ba si ku gën a mag beneen affaire aussi bu may xanaa xaw a laajaale oustaz rek mooy nit ñi bu ñuy wax éducation rek xale yi kese la ñuy wax ma bëggoon tamit xale yi ak jikko ñiy yar xale yi nan la ñu war a jikkowoo parce que wax nañ ko ne noon sunu ñaari diine yëpp muy bible bi di Saint Coran bi alxuraan bi bu ci nekk wax nañ ñu comportement ku ci nekk balaa ngay mën a yar donc foofu laa bëggoon daal bu fa mënee dugg ñu mën ci am ay loo xamante ni daal dinañ ko teg si loxo téléspectateurs yi ñuy seetaan alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi sant yàlla di julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo wax ne bu'ithtu li utammima makaarimal axlaaq moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yàlla daf maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi kon jikko yu rafet amoon na waaye dafa am lu manqué woon rasul sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan man ak yonent yi nga xam ne ñoo jiitu woon daf ñoo mel ni benn néeg nga defar ko ba mu des benn bën ku ñëw naa néeg bi de fii yëpp baax na ba mu des bën mu ne man maay bën boobu nu ma ñëwee man ma fatt ko loolu li ñu ciy déggee mooy kon diine bi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala jox mooy diine lislaam fekk na fi yeneen diine fekk na fi yeneen ay aada fekk na fi yeneen ay doxalin waaye nag ñun xeetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
mu ne bàyyee naa leen ñaar yoo xam ne na ngeen ci jàpp ngeen defar seen diine ngeen defar seen àddina ci àddina nag defar àddina boobu nag du mën a jag na te jànguñ moo tax Yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis mu ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslima mu ne sàkku xam-xam dafa doon farata ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen daal ne moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne da ngeen war a sàkku xam-xam bi nga xamee ne judd nga rek nga nekk ci berceau bi ba bañ lay jël la yóbbu ca sëg ya kon mooy amul benn waxtu boo xam ne nit ki war a toog te jéem a sàkk xam-xam boobu nga xam ne moom la ñuy sàkku nag nga xam ne moom la ñuy ut nag tabarkallahu fekk nañ ko fii ñu fekk fii nag ñoo xam ne ñi ngi jàngale xëy na li ñuy jàngale mooy ci boo demee ci yeneen écoles yi da ngay fekk ne réew mi comme suñu réew Sénégal dañuy jàngal français anglais ak yeneen làkk yi léegi nag jikko yi ñu gis ne nit ñaa ngi jàngale alquran école yi ñu ngi jàngale français suñ doom yi ñu ngi ci école yi te ñu gis ne toujours rek dañu gis ne jikko ji su jikko yi léegi dafa soppeeku la nga xam ne moom la ñoom maam xamoon loo gën di arrière ci gannaaw di gis ne ña newoon te ña gën a gannaawoon ñoo gën a rafet jikko ñiy gën di bees di ñëw kon mu ki nga xam ne mooy jàngalekat wala yarkat ku mel ni man nga xam ne jàngal rek laay def di jàngal ay mag di jàngal ay xale boo demee sama daara ñëw ca jamaa ba ñu am 70 ans ña nga fa ñoo xam ne ñuy jàng ay mag ñoo xam ne tabarakallahu ñu ngi seetaan ñëpp ngi déggu te ñëpp xam nañ ko te foo dem nag ci Sénégal foo dem da nga fa fekk jamaatul Qur'an wa zikr ñuy jàng mag ak ndaw bu ko defee kon diine boobu nga xam ne mooy al Qur'an ñun sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ko ne ko bàyyi ma ci dara net na nit seen dara du mën a baax te delloo ci kon nag loolu léegi dafay war ci ki nga xam ne mooy responsable bi nga xam ne moo nekk ci njaboot gi voilà moo nekk ci métier bi voilà justement mu war a nag léegi nag taxaw na xool nag ban taxawaay war a taxaw voilà justement nag question boobu laa la bëggoon poser taxawaayu waajur ci éducation religieuse boobu bu ko defee kon sa doom ndax nee nañ doom cadeau la boo xam ne yàlla moo la ko jox ndax damay wax tuuti ne koy sam uti soxna boo demee danga naan damay ñaan dama bëgg ngeen may ma kii dama ko bëgg soxna loolu ngay wax waaye doo ci teg ne ngeen may nag soxna suy jur boo ko waxee dinaan may yow dangaa dof ko ku xam koy jure ku dul jur waaye man am nga sax ne damaa bëgg kii yow sallallahu alayhi wa sallam ne attention kon bu ngeen demee di tànni soxla na ngeen tànn koo xam ne ko am diine la na ngeen tànn koo xam ne ko am jikko ju rafet la da ngeen tànn koo xam ne ko am lu muy bañ la ko am lu muy rus la ñu ne ko ngir lan mu ne ndax la cay sosu mooy doom joojee sosu nag ñëw nag mu ne bu ñëwee nag mu ne ma na ngeen ko yarate ndax xam ne ndénkaane boo xam ne yàlla dana leen ko laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kenn ku nekk ci yéen sàmm nga te yàlla dana la laaj lii nga ma la joxoon noo ko sàmmee kon sàmmin boobu naan la koy sàmmee bu njëkk da nga daan gis ne ci école yeeg yëpp am na bis boo xam ne dégg nga ñiy jàngale français di jàng ñiy jàngale arabe ñoo fay jàngale nga xam ne ñoom ñooy bu ñee seen cours jeexee rek kiy jàngale arabe mooy ñëw kooku bu ñëwee nag léegi nag bu ko defee kooku day daal di commencé nag am lu mu def ci xale yi kon nga xam ne kon xale bi dañ ko war a jàngal ndax ñu sallallahu alayhi wasallam nee na boo amee doom da nga koy tuddee tudd rafet reyal ko xar soo ko amee ci juróom-ñaari feet ba nga fisal tur wa wutal ko turu rafet ba pare mu ne lan mu ne bu amee juróom-ñaari at na nga koy digal muy julli waaw na nga koy digal muy julli mu ne soo amee fukki at mu ne bu julliwul sax dóor ko loolu la mu ci bëgg mooy dafa bëgg xale bi xam ne moom jullit la dafa war a julli dafa war a topp ay waajuram yow sallallahu alayhi wasallam daal di nag nit nag mu ne jaamu yàlla dañ koy tàmm danga koy tàmmal xale bi ba muy xale bu ko defee mu tàmm ci ne xam ne kon dafa war a julli ak lan mu ne ba nga ko jàngalee nga xam ne dafa war a julli nga xam ne bu julliwul dañ koy dóor nga koy waxtaana moom lu tax ma lay julliloo lu tax ma lay def loolu yi man ko doon bind lu tax la tax mu lay julliloo ndax dangay naan allahu akbar salaamaaleykum nangam nag mun a déedéet inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un yàlla ne inna salaata julli gii ngeen julli su ngeen jullee na ngeen war a jullee mu ne lu ñaaw dootul ni ko mën a def ma tax su yéen sallallahu alayhi wasallam dañ nga wax naan ko diw daal moom jaaxal nañu moom day gën di day waar rek mu naa xanaa du julli ñu ne ko waaw mu naa mu bàyyi leen ko fexe leen muy julli rek su jullee rek jullee gi dana ko mas a tax ba dootu mën a def lii kon loolu la julli tax ma julli dafa am lu muy def ci nit ki mooy day tax ba dégg nga lii nga xam ne yàlla da koy bañ doota ko mën a def
beneen bi ci des mu ne mën ngeen yar ko bokk na ci àq yi nga xam ne moom la doom am ci baayam nga xam ne bàyyi waa ko war a def mu ne mooy na nga ko jàngal kon boo amee doom na ko yóbbu jàng jàngi nag bu ñu déggee ñu ne jàng rek yaakaar ne ku jàngul tubaab rek waroo rek jàngoo erreur dégg nga te déedéet jàng rek xam-xam rek la wax waaw xam-xam daf ne na jàng nit ñi nag dañoo xamul lu baat jàng da nga dégg ñu ne iqra de yàlla wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iqra jàngal lan du demal jàngi alquran de du demal jàng déet dafa na ko xamal lu mu cee teg iqra bi ismi rabbika mooy na nga njëkkee nag xam sa borom yow Muhammad fii nga toll nii ndax yow Muhammad yaa ngi nii fi mu nekk nii bi ma yónnee Jibril alayhi salaam mu ñëw ci yow fekk na la nga jaaxle ndax xamutoo foo jëm ndax lii nga fekkee waa Makka ak lii nga gis ñuy def ak gis nga lii ñu jaamu yow xam nga ne lii sa xol nanguwul ne lii kat lu war a mën a continuer la ndax yett sa bant wala nga defar saw xeer wala nga defal sa gato naan mooy sama borom di ko jaamu mu naa kon xam nga ne kon lii dégg nga nekkul loo xam ne xel nangu na ko waaw defar sa gato fooy dem yóbbale ko mooy sama yàlla sooy dem tukki moom ngay yóbbaale soo demee soo bëggee ñaan moom ngay wul nga teg ko sa loxo xam ne ma xattam nee ne amoon naa benn yàlla boo xam ne maa ko defoon ci tàndarma mu ne su ma demaan ba ci yoon wi ma sonn mu ne yàlla ji damay di ñu benn loxo bi lekk mu ne bu ko defee su ma demaan ba ci kenn ma sonnaat jëlaat beneen loxo bi lekk mu ne noonu laa ko defee ba yàlla ja jeex waaw mu ne kon xam nga kooku kon sama xel neexutoon xam nga kooku du yàlla mu ne kon il faut nga xamal xale bi mu xam ne dégg nga dafa war a doon nit ku baax waaw léegi ci biir loolu parce que dañu ñëw ci enseignement religieuse pédagogie nag na ko tubaab di waxee pédagogie bi daf cee am solo lool daf cee am solo trop nag ndax jàngale dafa jafe jàngale yombul ndax ñu sallallahu alayhi wasallam nee na loo amul mënoo koo jox nit ki faaqidu shay'in laa yu'tihi loo amul mënoo koo jox nit ki ku ne li indi nga ne ko am daa fekk mu nekk fa kon yow mi nga xam ne yaa ko war a defar yow yaa njëkk a defar waaw yow yaa njëkk a xam man jàng xam jub mën ko jubal mooy premier charge ci kii jàngale di xamale mu ne yow ki ngay jàngale na nga ko gën a xam na nga ko gën a yaru waaw bul jàngale di saaga bul jàngale di xaste bul jàngale di tiitalaate waaw yor saw yet taxaw dajale na xale ci kaw mbip xale bi da koy bañ waaw John Dewey américain la dafa waxoon dafa ne allimi tifla wa huwa yal'ab nee na jàngaleel xale bi muy fo ngir lan mu ne ngir mu bëgg ko su bëggee li muy def mu ne loo ko ci wax da koy déglu absolument man dama leen wax toujours naan même ci conférence ma ne du ma wax ne noppi leen xam nga bi booy def conférence da nga di koy wax yeneen ma ne déedéet du ma la wax ne noppi leen danaa jaar ci yow ci méthode boo xam ne dootoo wax ndax da nga ma diglu parce que loolu dafa am matière booy dafa am noo war a waxee nit ki waaw kooku maa ngi ciy gërëm sama xarit Lamine Ndiaye tabarakallahu ndax gis naa bu nekkee di wax kenn dootu doog diglu ñëpp dootu dañ koy diglu dañ koy bàyyi xel ngax lan méthode la kon yow miy jàngal yow miy yar dafa am looy mel très bien ñu léegi jeexal bëggoon a laaj benn question xam nga dañu wax ni que jamono ji nit ki boo ko yar da nga koy jaaree si li mu gëm li mu gëm defe naa ni dañ lay wax ne la en matière de valeur même bu ñuy wax valeur sax valeur africaine ak valeur universelle première valeur bi mooy la croyance mooy sa gëm-gëm waaw te tollu nañ si jamono boo xamante ne xëy na école yu bëri tey parce que moom mooy enseignement éducation religieuse bi si biir école yi école yu bëri tey defatuñu jàngatuñu alxuraan bi wala jàngatuñu diine yi si biir école yi yaa ngi koy wax léegi éducation civique bi est-ce que solution bi tey mooy école tubaab bi nekk de côté école daara yeeg kii franco-arabe parce que yaa ngi yore internat est-ce que loolu solution la wala est-ce que duñu xool beneen demin boo xamante ne dinañ mën a fusionner lépp ba pare intégrer enseignement religieux bi si biir école yi pour gën a mën a jubbanti jikko yi parce que bu ñuy wax aussi ñi nekk si école tubaab bi moom moo ëpp foofu ñu nekk ci école dëgg la waaw li gën nga xam ne boo xoolee moo gën a rafet moo gën a mën ñoo gën a dimbale mooy école yi nga xam ne tabarakallah fekkoon nañ ko fi ñu fexe ba dugal ci yaa jàngale diine bi waaw pour ñu mën a jëlaat xale yi jaar leen ci yoon yar leen waaw ñu jox leen te jox leen temps bu doy ndax maa ngi fàttaliku sama waajur woo ma lay wax Alxaaji Omar Sow nga xam ne moo ma yar bu daan dem ci jàmm ga di jàngale ci ngoon gi moom arab la daan jàngale waaye bu ñëwee da ngay fekk ne ci table bi duñ fa jàngale diine parce que boobu dañ la nga daan tegal tere ne kenn du bind alquran wala jëm ci hadis nga jëmale ko ci di nga ci jàngale mi déedéet lecture rek ngay jàngale mooy baqarun baabun kalbun mbaa ma ngaax na yooyu rek ngay wax
waaye amaa lu jëm ci diine doo ko fa jàngale kon loolu ndax loolu du jox xale bi dégg nga benn jikko benn éducation da koo jox très bien kon il faut xale bi nañ ko yere ca daara ja ndax daara ja école ba lu leen tàqale mooy place bi ak làkk bi ki nga xam ne mooy taxaw di wax ñu formé ko teg ko fañ ko war a def ñu indi ko ci classe bi la kee di def fii moom lay def mooy naan am heure boo xam ne moom la koy jàngal waxtaan ak moom wax ko diineem dégg nga fexe mu mën a lire mën a xam téeréem mën a xam ni mu war a def très bien en tout cas waxtaan bi xam naa ne incha allah RTS 2 dana ñëw ci ay waxtaan yu am solo jëmale justement te éducation religieuse bi ak lépp lu nga xamante ne bi jëm na ci l'islam parce que nag dañuy waajal koor gi en tout cas lépp mënuñu ko wax ci plateau bi malheureusement ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di bàyyi la nag nga nuyu vraiment waa HLM parce que nag imam nga ca HLM dëgg la macha allah tabarakallahu maa ngi nuyu waa HLM yëpp commencé ko si ci Abdoul Aziz Ngom nga xam ne tabarakallahu mooy suñu imam raati moo topp ci moom ak imam yi topp ci moom yëpp di nuyu waa jamaatul Qur'an wa zikr ñi nga xam ne tabarakallahu ustaas yi fa nekk yëpp di ma jàppale ba nga xam ne tabarakallahu li ma def yëpp ci réew mi ci ubbi ay école ak fu mën ko yóbbu ñoom ñëpp ñoo ma jàppale di gërëm nag tabarakallahu jigéen ñi nga xam ne ñoom laa nekkal nag tabarakallahu nga xam ne ñoo ma jàppale nekk ñoo xam ne maa ngi ñoom ñaar fukki at ci ren ñi ci bëri mokkal nañu alxuraan suñ tasoon kaamil fi mu nekk nii fii ñoom laa gën a wóolu ci góor ñi ndax góor ñi jàngatu très bien te nag ci biir loolu en tout cas dañ la ci gërëm di la sant te xam ne bu jigéen ñi mokkalee alxuraan amaana xale yi mën a mokkal alxuraan ñu jàpp ci éducation waaye nag dañu am problème ndax dañ ci saa fekkee jigéen yi mooy jàng góor ñi jàngatu ñu xam nga jàkk yi koy jiite doy na waar ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi nag di xuus ci émission bi daal di ñëw nag ci li nga xamante ne bi moom mooy invité du jour bu ko defee ñu jeexal ak Hijab ba ca kanam ak suñu xarit Mage donc suñu tonton Lamine Ndiaye dafa ñëw ak ñun ak benn artiste ñoo ngi koy wax sànq Khady Mangone Ndiaye mbokk yi ñu dem régie dellu si waat waaw c'est vrai que nag ñoo ngi ko doon waxtaanee sànq ci éducation religieuse muy daal dimbale bokk na ci jikko yi nga xamante ne bi religion yëpp taamu nañ ko tonton Lamine ñuy kontaan nag tey vraiment ci invité bi nga xamante ne bi indil nga ñu ko jébal nañ la kàddu gi. waaw jërëjëf dafa nekk xale boo xam ne nii nekkul di door ndax ñi ko xam dañ ko ñàkk xamadi li ko waral mooy xëy na peut-être dañ deful promotion bi war ci ñoom moom dafay door doon na woy ci kër ga mu dëkk doon na ko ci baayam ji ko jur waaye doon na ko ci xeet bi mu doon ba tax na ñu ko wooyee mu nekk Sorano ça fait 3 ans gi nii mi ngi nekk Sorano très bien di def ay spectacle am lenn rek la defagul te xaw ma lu tax muy tukki génn bitim réew comme ni woykat yi di def souvent lu waral ok maa ngi nuyoowaat di nuyu téléspectateurs yëpp di ñëw ci question bi tonton Lamine posé wax na dëgg waaye nag ñu ngi ci yoon bi te lu jot rek yomb xëy na dinañ génn xëy na mais demaguñu xëy na ay côté Europe ak yooyu voilà nit ñi dem nag ci Afrique bi partout un peu partout
waaye ñoo ngi liggéeyal sunu réew. ñoo ngi liggéeyal sunu réew parce que ñoo ngi liggéey di liggéeyal sunu bopp. ba pare di liggéeyal sunu réew. parce que yaakaar naa ni théâtre national Daniel Sorano boo fa nekkee yaa ngi liggéeyal sa réew. voilà ku nekk xam na ni Sorano. président Senghor. moo ko fi defoon. donc ethnie yu bari nekk fa. voilà donc ñun ñëpp ku nekk sa morom bu wooyee da nga koy aw. absolument woykat naka lay liggéey. très bien alors dinañu ñëw ci loolu tonton Lamine nga baal ma waaye damay gërëmaat encore une fois bu ko defee ñu recevoir Mage defe naa ne ci biir éducation boobu léeg-léeg am na façon woy yi nga xamante ne bi sujet yi ñu indi dafa am solo ñu ngi koy wax ci jikko yi ñu ne nga dimbale ku nga xamante ne bi tane na ko en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant. macha allah kontaan waaw ayca ñu ngi gërëm ñu ngi sant bu baax maanaam incha allah. ndax li ngeen wax naan ci ndimbalante. dimbalante dafa am solo. dëgg la waaw ndax ñun sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko wax ne wa taawanu. alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan. nee na ngeen jàppalante na ngeen dimbalante ndax amul kenn ku mën a dem bàyyi ci sa bopp. nit koo gis rek soxla na ku ko jàppale. dëgg la waaw amul nit ku amul njëriñ. kon nangutu jëriñam moo fi nekk. waaye yàlla du bind ko amul njëriñ. jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la kon nag ñu bàyyi la nga dem ñu recevoir suñu xarit Mage ñu bàyyi la nga continuer. waaw gis nga fi imam génn noonu am na solo. muy morceau bi nga xam ne moom ngeen teg léegi muy ndimbal. donc nit ki moom soo ko tanee rek war nga ko dimbali. voilà nit ki soo ko tanee rek war nga ko dimbali. donc ma bind ci morceau boobu. ak yeneen texte yoo xamante si ni aussi bind naa ko. parce que toujours. waaw woy moom yomb na yombul. voilà. yombul ci boo ci nangoo sonn gëstu. waaw xool li nga xam ne moom la nit ñi di dund. nga jëm ci créer woy xam nga neexal ko waxtaane ko ba nga xam ne ku ko déglu di nga ci jële xol bu sedd. en plus di nga ci am expérience. absolument voilà très bien tonton Lamine. ci question boobu la ñëwoon. waa xam nga man de dama ko doon laaj. sànq mu wax ni way fii yaa ngi ko jàngee tamit ci ki nekk Douta Seck. ok waaw Adolphe Coly. waaw Adolphe Coly nga xamante ne bi waaw jàngalekat bu mag la Mage ñoo ngi lay nuyu parce que sànq ba léegi maa ngi dagg tonton Lamine mais dafa fekk ne il fallait que ñu bàyyi oustaz mu dem yow tamit ñu recevoir la ci plateau bi maa ngi lay nuyu ma bàyyi la rapidement nuyu bu rapide delloowaat tonton Lamine kàddu. ok maa ngi lay fay di nuyu plateau bi yëpp. très bien après nañu ñëw si gën a développé incha allah. tonton Lamine. waaw ñu koy fay. di profité ci instant bi aussi tamit nuyu ko. waa ñu nekkoon ci Adolphe. waaw xam nga yaa ngi ma koy laaj sànq woy moom dafa nekk loo xam ne dañ daan wax ne géwél yi ñooy woy waaye léegi nekkatul géwél nekkatul géer nekkatul beneen kii donc métier la même bu fekkee nekkuloo géwél boo ko jàngee rek incha allah yàlla mun na la jàppale nga mën ko aar nag nekk lu fiir waaw woy dafa fiir parce que tey boo nee damay woy mais damaa bëgg defaat lii day xaw a compliqué waaw moom dafay bëgg rek nga concentré wu ci moom noonu la mel. waaye est-ce que loolu yomb na tamit ci bés yi ñu nekk pour nga mën a dund normalement. waaw am loo dundee daal maanaam. am loo dundee effectivement dëgg la mais nag bu dee 100% da ngay jox 95% woy bi. waaye 5% bi nga def ko ci leneen parce que dafa doy waar. yéen li ngeen di jàng ci Adolphe musique la. waaw dañuy jàng musique ci Adolphe. parce que moom boo ñëwee dafay toj sa baat. dafay toj sa baat yóbbu la ci ay octave yoo xamante si ni xëy na bu fekkoon ne yow rek la doo fa mun a dem mais daf la koy yóbbu ci piano bi di la jox ay gamme voilà donc bu jaaree ci moom bu ñu la joué les gammes ré di nga xam ni ré lañ la joué nga woy ci mu joué la en do nga woy ci do mu joué la en fa nga woy ci fa donc yow gamme boo dégg rek da nga koy mun a woy kon si je comprends bien tradition beeg moderne waay traditionnel beeg moderne bi yëpp boo demee ci moom yëpp da nga koy xam. voilà. waaw yaa xam. dina yokk sa expérience daal dina yokk sa expérience donc yow xëy na côté fent bi. nga bind sa ay textes. xam nga donc. waaw non seulement Sorano c'est une très grande école. mais ñu gis nag ne que pensionnaire u Sorano yu bëri. comme ni ñu ko waxee sànq rek. parce que defe naa ne mbir yi dafay lëkkaloo. ci biir loolu. defe naa ne dañuy saasu ne di dem di gëstu. saasu ne di dem di gën a yokk seen xam-xam. di fàttali nag ne que vraiment orchestre national. ñu ngi fii ci Sénégal. mais tamit di jàppale bu baax a baax musiciens yi ci bépp fànn. ñii ci voix yi. ñii ci instruments yi. mu nekk mbir yu nga xamante ne bi xëy na am nañu ko réeree. waaye ña ko xam yaakaar naa ne dañ fay dem sàkku xam-xam.
xam-xam gën a jëm ca kanam. ca kanam waaye effectivement xam nga orchestre national ak ensemble lyrique presque benn la. voilà benn la ñëpp ñu ngi national la daal. voilà ñëpp national la donc damay wax ne toujours rek que ne Adolphe maa ngi koy nuyu. sama professeur maa ngi koy nuyu di ko remercier di wax que ne ñi nga xam ne ñëpp aussi dañu jóg bëgg woy nañu dem ci moom parce que am na solo voilà am na solo te mi ngi orchestre national voilà mais nag vraiment nit ku baax la te waa orchestre bi jox nañ ko gëdd parce que tamit am na xam-xamam te vraiment mi ngi koy jox xale yi di leen jàppale alors Awa justement yow mi nga xamante ne bi yow la ñu jox éducation ak civisme yaakaar naa ne ci biir woy yi ñi ngi ciy jaarale di wax ak société bi mu nekk lu am solo it nekk lu am solo ba pare dafa dugg si kii nu mu tudd les clés clés musique yi parce que par yenn saa yi di nga gis artiste sax te du dugg si clés yi pour di la wax ay do ré mi fa sol et cetera te nga dugg foofu donc mu am solo li ñuy faral di wax rek éducation ak art bi moom benn mënul dem bàyyi beneen bi parce que base bi foofu la en tout cas ñu ngi leen di remercier di leen encourager di leen soutenir aussi voilà parce que si suñuy valeur la bokk suñu culture la bokk très bien donc solfège bi am vraiment nekk lu am solo am na solo ci wàllu musique te yaakaar naa ne du càgg ne jàng naa wala jànguma waaye comme ni ñu ko waxee rek bërëb yoo nga xamante ne bi tonton Lamine boo fa demee defe naa dinañ la jàppale xam naa ni tamit Sorano ci la bokk parce que nekk fa assurance la ci ñoom li ñuy ñaan rek mooy ngeen yàgg déggoo fa ak ki leen jiite di Marie Ngoné di Marie Ngoné xam nga ni wax dëgg fa yàlla donc maa ngi profité di ko nuyu Marie Ngoné Ndione moom mooy sunu directrice di nuyu suñu DG Saïd Sarr Samb nekk moom itamit nit ku baax nit ku am yërmande nit ku humble voilà vraiment daal ñoo ngi gërëm ñëpp daal vraiment Sorano ñi ma nekkandool ci suuf ba ci ki nekk ci kaw ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp parce que tam ñun bu ñu ñëwee foofu dañ fa fekk ñoo xam ne ñooñu jiitu waaw ñooñu fa jiitu donc am na ñooñu ñëw nañ am ñeneen ñu fa fekkoon ñooñu dem nañ ñun ñu ñëw fekk fa ñooñu donc te ñu ngi ñuy tette di ñu jàppale bu ñu defee nu dul noonu ñu ne du nii la di ñu jubbanti voilà parce que art moom surtout musique woy kenn du ko jeexal toujours yaa ngi jàng très bien toujours yaa ngi jàng très bien alors mu nekk nag tonton école bu nga xamante ne bii defe naa ne non seulement da nga fa jàng musique mais da nga fa jàng yenn làkk yi parce que faaw nga aw joolaa yi aw séeréer yi donc mu nekk daal benn mélange bu nga xamante ne bi neex nañu torop waaw parce que Sorano moo mës a mel noonu xam nga bi ko mu wax na ko sànq ne bi ko Senghor kii xeet bu nekk lu góor mu nekk fa mu nekk un ensemble absolument lyrique exactement traditionnel tout à fait alors donc loolu aussi dafa am solo mais yaakaar naa ni foog ñu jéem ko seet ba ñu sa jëm ko seet te nag xam nga liggéeyam fu mu toll waaw la ma neex ci natt bi ak liggéey bi mooy dafa am benn instrument bu nga xamante ne bi wax dëgg yàlla ñun ñoo ko moom ñu koy laaj mu yegg si ki nga xamante ne bi moom mooy xalam yegg si suñu plateau te nag moom i tamit dafa mel ne ay ndono daal ñoo xamante ni doon ñoo fi daje ñoo ngi koy moom itamit di ko nuyu bu baax a baax di ko dalal jàmm ci vraiment plateau voilà ci plateau tam-tam bi ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax xalam bi dañ ma koy dénk bu ma ko dénkee man caam ndax danaa ci mun dara naka lañ koy def sax nii man dama bëggoon mu xalamal comme mu xalamal tam-tam lañu wax te yaa ngi dem mooy day dagg buum yi léegi ñu ne nga foddat ko ñu ne nga foddat ko ñoo ngi lay nuyu waaw maa ngi def yaa xam waaw di la nuyu di rafetlu seen plateau bi parce que bi yaakaar naa jaar naa fi bi mooy sama deuxième passage exactement waaw mais di rafetlu liggéey bi jërëjëf di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi aussi ku ci mel ni tonton Lamine nga xamante ne bii moom ànd nañ ci sous région bi lu bëree bëri ak sama jigéen nga xamante ne bi moom waajuram la woon ak sama waajur coloré daal mu bokk toujours ci éducation loolu aussi ñu ngi koy doxal ba léegi ak vraiment madame Diop ak Mage waaw kon léegi nag nga commencé ñu déglu leen benn live ay ca ok xadi waaw damay teg tànk bi nii rek waaw mu jëm mag ñu dem Makka xam nga dañuy jub ci weeru koor incha allah ñu ngi war a woor donc ñu dem ci Makka rek Makka di gën di réew xam nga su ma amoon fulaar nag dama koy muuroo mais nag malheureusement ay
yàlla di buur du mooy borom bindeef yee maka digan ngi leew séeréer Allah ji bayti laay jëfam du ñaawe Allahu akbaru kabiraay alhamdulillahi kasira labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak ya rabbana atina fi dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وهنا عذاب النار كابا جما كمورا فتارو خير ودا فنيون موغا تجما جي تجروم ñaari soror yaay so jey joli ñu lay bindal ci abay soo koy tawaaf ñu ngi lay bindal tiyaabaay soo toogee di ko xool ñu ngi lay bindal tiyaabaay kon nag du ma def rek lu dul ñaan tuyaaba boobu vraiment tonton Lamine ñu am ko ci koor gi ak ci lépp macha allah. ñu ngi si gërëm bi ko yow xam nga kii dafa mën jëli macha allah yal na la yàlla yokk bu baax ak ñi fi toog ñëpp xadi kontaan nañ parce que fii nga laal dafa nekk loo xam ne nii lu am solo la te surtout ñu jublu ci weer woo xam ne weer wu tedd ñu lay ñaanal yàlla nag yàlla mu nga xam ne nii moo mën def lu baax te attan lu baax te di joxe lu baax mu defal la ko bu mët sëkk. en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di la souhaiter vraiment bonne continuation yow ak suñu frère bi nga xamante ne bii moo yore xalam bi te moom itamit di way plaisir en tout cas di leen retrouver waat fii ci plateau RTS 2 Khady Mangone Ndiaye ñoo ngi lay gërëm di la sant. merci yaa xam maa ngi leen di gërëm. di leen nuyu. di tàggoo di wax ne à bientôt. incha allah et bon mois de Ramadan tonton Lamine yow tamit ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax kontaan nañu parce que li nga ñuy découvrir loo macha allah ay artistes yu nga xamante ne bi xëy na même ñun ñi xamuñu leen woon bu baax te ñu nekk ay artistes def liggéey bu rafet jërëjëf tonton Lamine mbokk yi nag ñu jeexal tey nag vraiment ak li nga xamante ne bi moom mooy hijab du jour maanaam muraay gi rek tout simplement ak ay mannequins yu nga xamante ne bi dañ leen doon faral di gis mbokk yi ma dem régie dellu si waat waaw mbokk yi nag dañuy tey spécialement jeexalee li nga xamante ne bi moom mooy hijab du jour oustaz bi naa ne hijab mooy muuru tout simplement xool naka la ñuy muuroo waaye nag mage diggoon nga ñu ko nga ne daal dinaa indi ñi nga xamante ne bi téléspectateurs yi dañ leen doon gis noonu waaye dinaa ko indi ci plateau bi boo ko defee ñu daal di dëggmal li nga xamante ne bi moom mooy koor gi ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un plaisir de te recevoir à chaque fois. comme ni ma ko waxee woon pour nes la woon te indi naa leen Amina indi leen fii pour ñu defal la en même temps hijab boo xam ne live lay nekk. ah d'accord kon daal man dañ may muur. oui très très bien alors ñu bàyyi la nga présenté ki nga xamante ne téléspectateurs yi xam nañ ko. oui mais daal mi ngi jàppale RTS2 ci li nga xamante ne bi moom mooy muuraay yi ñu koy def à chaque fois. ok c'est Amina. très bien bon boo xoolee. si moom ak Nafi ñoom laa ëpp lu ñoom ñooy ñëw ci émission yi. hijab du jour bi macha allah. très bien. mag kii bi musóor bi moom mooy def musóor comme bu kii safs ba muy tooñ des fois naa musóor bi nii lay mel. moom moo koy. Amina ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm c'est un plaisir en tout cas ñu recevoir la.
merci Yakham maa ngi leen di fay di nuyu yéen ñëpp di ma fekk ci plateau bi. C'est un plaisir partagé. Parce que tout le temps di génn comme cobaye pour hijab et tout. Donc bu ñu waxee tey dañuy ñëw pour def ak yéen plateau bi c'est un plaisir. très 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 bien waaye nag à chaque fois am na keneen koo xam ne yaa ngi ànd ak moom. kon nag mage dama def rek lu dul parce que comme dañu may muur. xanaa ñu invité Nafi Lamine. mais damay bàyyi tonton Lamine introduire ko su ko defee yow nga wàcc. waaw tonton Lamine. waaw. maa ngi lay gërëm di la sant. waaye nag ci dëgg yow doo ko waay nag yow it nag. ko waay metti na de surtout yow jigéen di tellement élégante là ci loolu may wax rek Nafi Lamine. nga xam ni nag ci dëgg-dëgg sama tànneef la. yéen ñaar ñëpp vous faites bien votre travail. ça dañ koy faral di wax fii bés bu ne. mais aussi franchement en toute sincérité kenn ku nekk sa séddoo. dégg nga kooku yàqul dara. non du tout. yéen ñaar ñëpp sax laa séddoo. et pour terminer n'est-ce pas sama partenaire yow yi nag fa ngay xool du foofu fii la fii nga bëgg a xool foofu rek. toppandoo la bëgg. je suis sage. waaw tu es sage donc on vit ça. les éléments c'est là. alors Nafi Lamine ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. di kontaan vraiment ci sa teewaay parce que à chaque fois bu ñu la muuree ñi ngi apprécier waaye xam naa ne tamit téléspectateurs yi ñoo ngi apprécier c'est un plaisir en tout cas ñu fegg ak yow fii ci plateau bi. merci Yakham. maa ngi lay nuyu aussi di nuyu Tata Awa. di nuyu tonton Lamine. maa ngi nuyu sa xarit la ba de fay naa la fay naa la bu baax a baax. ba tey dañoo kontaan parce que indi ngeen ñu ci plateau bi. d'habitude dañ doon feeñ ci télé bi nii comme ça. exactement mais cette fois-ci gis nañ idée bi ngeen def c'est très joli ça va quoi. très très bien alors peut-être ngeen ñëw ak ñun ci foulard yi est-ce que vous êtes toutes les deux voilées ou alors y en a une qui est réellement voilée ak keneen ko nga xamante ne bi moom dañu koy muur pour circonstance. bon man je suis pas voilée mais de temps en temps damay voilée wu. d'accord de temps en temps. très très bien par exemple ci semaine bi mën naa des fois voilée wu 2 fois 3 fois. même bu may jàng aussi. d'accord alors qu'est-ce que ça te fait parce que chaque fois ñun bu ñu gisee dañuy def waaw donc j'imagine que comme yow tamit voilé go complètement defe naa ne sauter le pas ça va être un peu plus facile. par rapport ak li ngay gis à l'image. ouais c'est ça. genre bu fekkee damay voilé wu dinaa ci am xel bu dal. parce que d'habitude su ma voilé woo nit yi dañ naa ma voile moo la gën a jàpp. que ngay teg ay greffage et tout. bon je sais bien que tôt ou tard dinaa voilé wu. oui comme tout le monde. ouais c'est ça. mais peut-être man sama boss mooy gën a genre d'ici quelque temps. très bien alors Amina damay ñëw ak yow nag ci li nga xamante ne bi mooy fashion bi. parce que on sait tous que vraiment def na ay pas en avant yu bëri c'est-à-dire que n'importe quel yére bu am ngeen ko sol adapté ko avec les tissus nga ñëw ci mode. d'accord xam nga autant gars yi dañ jàppoon ne il faut que nga def genre seen tissage yi rek pour nekk au top wala pour faire l'affaire yooyu noonu. mais léegi y a un certain léegi affaire dañ ko moderniser. hijab bi boole ci benn feeling. comme ni ma koy waxee tout le temps. chacun a son style mais chaque style a son feeling. tout à fait. ku ci nekk yéen ci tissage yi ngeen koy defee mu rafet mais ñun bu ñu neexee ak daal ci la bokk. waaw ci la bokk. des fois ñu jël ñun tamit suñ fulaar. def ko nuñ ko sentiré te buñ génnee ñeneen ñi buñ génnee ñun ñëpp buñ taxawee ñun ñëpp la ñuy xool. buñ leen daaxalewul. waaw non c'est vrai que c'est joli mais sànq maa ngi koy wax c'est-à-dire que façon mu bu nekk ak milieu bu mu war a dem. et maintenant dañ koy gis ci yi ngeen ñuy indil. y a même les accessoires. si loolu accessoires yi dafay par exemple boo dee da nga xëy tey ne tey da ngay dem ville. bokkul ak tey bu dee da ngay xëy nga dee da ngay dem sam benn mariage wala benn baptême du genre. booy dem mariage wala baptême am na ay accessoires yoo xam ne dañ ko def uniquement pour loolu. l'autre jour je pense que def nañ ko ak hijab qui du tout comment on s'appelle encore accessoire bijoux de tête et tout. loolu da lay permettre nga démarquer wu ak ki nga xamante ne day xëy dem ville da nga koy def simplement. bu la neexee jël sànni sa col nii wala booy dem bureau et tout bokkul nag ak booy dem mariage da nga ciy boolewaat tuuti cas rek. très 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 bien alors elles sont là je pense que c'est le moment de leur poser des questions parce que à chaque fois dañuy jàng bu baax a baax léeg-léeg ngeen def tagalu ci kaw léeg-léeg ngeen def voilà ay fleurs et cetera. waaw bouquet yi très joli man.
en tout cas awma ci question par rapport ak loolu je dis juste que mode bu rafet la ba pare plus on avance nee naa léegi xale yu jigéen ñu bëri jàmbatatuñu mettitu bopp ndaxte voilà muuru bi dafay tax après finalement dootoo dafay faj lu bëri ci yow. très bien laata ñuy ñëw ci man nag parce que dafa mel ne sama bos pare na oui tonton. oui xam nga on avait évoqué l'autre jour l'aspect économique. ñoom naka la ñu gisee aspect économique boobu nga xam ne junj nañ ko bi passé ci àjjuma ji. D'accord maintenant ak voile yi et tout ba may wax ci côté aspect économique bi et tout par rapport ak tey jii bu ma bëggoon jënd tissage li may dépenser. par rapport cheveux naturels. voilà benn 200 wala benn 300 et quelques mille 400 voilà donc bu dee IJA bi. pour boo bëggee am benn col bu classe doo ci dépasser soit 100 000 francs wala 8 000 fois 8 000 francs xoolal par rapport ak 300 et quelques mille. déjà c'est plus di nga ci am yàlla en plus. voilà alors damay ñëw aussi ci li nga xamante ne bi moom mooy ci suufu voile bi parce que ci suufu voile bi tamit ay jigéen lañu war a defar si suufu voile bi ba mu rafet. bon létt yeeg voilà am na ñoo xamante ne ay dread lañ ci def voilà. y a plusieurs styles. oui c'est ça am na ñoo xam ni dañuy bon. j'ai pas trop compris la question. La question c'est ay jigéen lañu. c'est-à-dire que voile taxul sa bopp. alors moi je m'adresse à sa bopp bon. je comprends. non léegi voile bi bu ñu koy def ci biir am ñoo xamante ni entre guillemets bëgguma ko wax mais am ñoo xamante ni da ngay gis ñu def seen bopp ba mu rafet dañu am ñoo xam dañuy dem salon toog ñu lett leen ñu defar ko ba mu rafet ñu muuru. am ñoo xamante ni dañ ciy defaat yenn trucs astuces yoo xamante ni. day am feeling. voilà alors on va aller à vue sur la toile ba noppi nag ñu jeexalee commenter peut-être un tout petit peu man sama hijab maanaam sama muuru bi nga xamante ne muuru naa ko tey mbokk yi ma dem régie dellu si waat. Muyendo fuyendo nani. Oi perma. Fumuyendo fuyendo nani. Mina lan nga gis ci sunu vue sur la toile bi. gis par exemple mi ngi lancé benn message déjà xoolal Youssou Ndour. c'est ça Youssou Ndour kenn mënu ko fay quoi. macha allah tey mi ngi nii fépp la ñuy partout dans le monde. foo dem mu représenté la. benn européen wala benn étranger. ñëw en Afrique. ñoo xamante peut-être tax xamuñ existence su. xamuñu làkk bi sax xamuñu ko. benn étranger ñëw xam nga di leen ko. defal c'est extraordinaire. très bien alors comment tu trouves sama moro bi. Impec. C'est vrai? Très joli. C'est très joli. C'est joli. Ça doit ravir. En tout cas, Amina, maa ngi lay gërëm. Ça a été un plaisir en tout cas pour l'équipe de Tam Tam de les recevoir, de les remercier parce que c'est pas évident léeg-léeg ñu def loo leen 3, 4 mais en tout cas toujours avec la bonne humeur. Merci beaucoup di la souhaiter un très bon mois de Ramadan. Merci. Kan ngay maa ngi remercier ñëpp. Ta famille. Ma famille, ma maman, tout le monde, les amis, tout le monde. ku lim comme gars yi dañu naan ku lim juum mais ku lim doo juum danga dul matal. donc bàyyi ñu nuyu ñëpp rek. Amina dégg nga wolof macha allah kon nag ma remercier aussi ki nga xamante ni moom mooy Nafi Lamy lan nga gis ci vue sur la toile bi Nafi Lamy. bon vue sur la toile bi day tax ma gën a kontaan ci sama réew. parce que Youssou Ndour il est sénégalais. je me dis que il est connu. donc ku xam Youssou Ndour di nga bàyyi xel le Sénégal. absolument c'est ça. Très bien léegi sama boss bi foog ngeen commentaire ah. franchement ça te va. c'est vrai ça me va bien. bien très bien en tout cas ñu ngi lay remercier di la souhaiter yow tamit un très bon mois de Ramadan. plaisir de te retrouver ci yeneen vraiment démonstration hijab ma bàyyi la nga remercier la famille aussi. waaw maa ngi remercier sama papa. sama yaay. sama frère yi. di leen nuyu yéen tamit. merci ça a été un plaisir yow tamit sa muuraay rafet na trop Awa. waaw macha allah tey nga indil ñu éducation religieuse ci enseignement mu nekk lu am solo. di appeler encore les parents à cette responsabilité. parce que comme ni ñu ko waxee doom yàlla moo la ko may am lu mu ci la ci sas kon nag yàlla na ñu yàlla jubal parce que mooy jubale. yàlla na yàlla defar waaye ñu dugal ci tuuti suñu loxo daf cay am njëriñ.
waaw daf ciy am njëriñ trop di ñaaxaat waajur yi rek ne leen ñun suñu jëm bopp nan dem jàngi ji balaa ñuy jàngalaat suñuy doom. Absolument. parce que par yenn saa yi ñu jàngal leen loo xam ne sax du looloo yoon bi. dëgg donc la nañu am humilité. wàccee suñu bopp parce que la vie est un perpétuel apprentissage. très bien. en tout cas sa fulaar bi tamit rafet na trop. c'est vrai désormais moom dañ lay muur. d'accord ok tonton Lamine tonton Lamine maa ngi lay gërëm aussi di la sant bu baax a baax di plaisir de te retrouver inchallah parce que koor gi xamaguma exactement ban jour la mais xam naa ne ci biir koor gi inchallah RTS2 dina ñëw ak téléspectateurs yi ak ay émissions yu am solo collé ko ak koor gi. di retrouver tam-tam voilà. jërëjëf jigéenu Ourou Ayni non bu ree reetaan moo gën. soo melee ni jigéenu Ourou Ayni waaw jar na wax. wallaay ndeysaan du dëgg. li ci nekk rek yàlla na fi jógee. am sëriñ. d'accord amiin amiin. parce que muuru bi jekk na lool. merci tonton macha allah. merci tonton. fa mu lay yóbbu nag. yàlla na doon mbégte ñëpp. ak suñuy mbégte ñun. amiin tonton kooku maa ngi la koy ñaanal. amiin nga fekkee lépp. ci barke rasulillahi. sallallahu alayhi wa sallam nga fekkee lépp ci barke Serigne Touba Mbacké. mi ñu bokk macha allah. leneen li ci des mooy suma gaañ yi ndeysaan. man dama leen a sopp goo xam ne nii. dëgg la. ngir seen taar jublu ci yéen ngir seen xalaat. seen xalaat yooyu méngali ko suñuy xalaat. ñu des di leen bëgg toujours. macha allah ah. merci tonton Lamine alors mais vu sur la toile. waaw très sincèrement man sama jàngit. dafa wuute. parce que tubaab bi présent. di wax mais donte kon mu ngi wax li Youssou Ndour di wax ñu koy gërëm di ko sant ndax li mu def ci biir Sénégal. mais daf ma jàngal ni tubaab yi daan def bu ñu toogee. bëgguñu def loo leen. bu ñu waxee daan ne toppaleen ci ñu topp ko rek. ñu répété. waaw te duñu wut suñu xam-xamu bopp def leen noonu. en tout cas njàngat yi bëri na ci. Mage en tout cas maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. di kontaan gis naa ne li nga xamante ne bi nga ma defal kagul bi nga jiital daal di ci teg fulaar bi mu simple à faire et joli. facile. kagul bi nañ jiital dañ ci fulaar des suñu quelques fantaisies macha allah moo rafet jàpp la. merci beaucoup Mage ñu ngi lay retrouver très bientôt inchallah xam naa ne certainement après koor gi waaye maa ngi koy wax téléspectateurs yi am na lu ñu leen di préparer ci koor gi ànd ci toujours ak RTS2 maa ngi leen di gërëm di leen sant waaye di gërëm toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi saa su ne dañuy ànd ak ñoom di liggéey di remercier Mariama Magasuba mi nga xamante ne bi saa su ne moom mooy jaar ci sañse bi numéro téléphone am 77 634 44 11 ma nga nekk fële ci Padois Builders bi la numéro H56 waaye tamit di remercier Mage magique mi nga xamante ne bi tey moo ma transformé ni defal ma muuru waay bu rafet mbokk yi di leen jox rendez-vous inchallah suba pour beneen émission Tam Tam bonne suite des programmes sur la RTS2 au revoir.